muy Marie Khemesse Ngom dina ci jéem dara mais li ma tiital ci Marie Khemesse rek mooy démb dafa wax ne lépp lu Abdoulaye Diouf Sarr def moom assumé na ko parce que ca la bokk ba mat sëkk assumé wu ci parti dafa assumé lépp man nga kon nag président Macky Sall ba muy dàq dala ronoon rek Diouf Sarr dàq waaw comme yow lépp lu def nee nga amoo ci parti mais lépp yow a lii na ko bokk def mënoon nañoo président Macky Sall mën na rendre service bu mag Sénégal maanaam boole ko mook Abdoulaye Diouf Sarr te wut keneen koo xam ne moom assumé wu bi mu waxee loolu ba pare rek dañ ko waroon waaw comme que nee na lépp lu Diouf parce que nee na il n'assume pas le bilan en partie il assume tout le bilan non c'est que foofu xam nga kan la nañ waxante ne Macky Sall ci boppam comme que c'est le Sénégalais le plus informé dëgg moom mii bi muy fal waxoon na xool loolu waxoon na ne kii moom mooy sama kii mooy directeur de la santé publique te nga xam ne loolu la ci mën nañu wax ne mooy numéro 2 ministère waxoon na ko jël rek bi sax na ko ñoom ñëpp la waxoon balay Cheikh Tidiane moo tax ma gëm li benn journal bind ne docteur Marie Khemesse du woon option numéro 1 bu président Macky Sall professeur Seydi la bëggoon professeur Seydi a refusé ñu jox poste bi Marie Khemesse am na journal bu ko bind xaw ma ban journal la mais li ma dégg démb tax na ak li nga wax nii tax na ma yaakaar loolu alors c'est vrai mën nañu wax ci loolu. kon jox na dëgg ñoom Mbala Diothiam ñi doon wax. ah oui waa ji Jo Mané mi wax na ko fi. mën nañoo wax kon ci santé ak li xew ci hôpital yi xale yooyu faatu. gouvernement wu Sénégal ginnaaw fa président Macky Sall demee ne gaaw leen xam ñan ñooy parents yi ma jox leen te dem mu naqari ñu bëree bëri mais ba léegi voilà mënoon nañoo wax également ci grève yi parce que. semaine bii ñu génn jàngale moom ñu ngi ci ñoom du lu bees semaine bii ñu génn lu ma miinul ci Sénégal mooy ñii di garde prison yi yëngu nañ bañ xam ne yëngu nañ fi may dugg nii léegi laay liir benn communiqué wu FRAPP bu ñoom Guy Marius Sagna ñu wax ne alkaati yi GMI yi auxiliaire de police yi dañuy grève tey auxiliaire de police yi nekk Thiès Dakar ak feneen dañuy grève tey alors say boo ñu ñaan nag manifestation bañ a am ci fan yi waaw léegi laa koy lit may dow donc yooyu yëpp mënoon nañ cee waxtaan mais dafa am lu am solo coro te man à chaque fois ma gis yenn actes yi dans la gouvernance du président Macky Sall sama xel day demaat ci loolu lu tax Macky Sall bi muy wut Sénégal ba ko jiite daf ne bis bu nekkee président wu Sénégal wala li tax mu bëgg a nekk président wu Sénégal mooy dafa bëgg a delloo état dignité am parce que ñu jàppoon ne ci temps wu Ablaye Wade état dafa ñàkkoon dignité am yambar moo gis mën naa nekk ministre je me rappelle d'ailleurs am na benn texte bu Abdou Latif Coulibaly mii ma sa bind je crois temps su ma jumul côté 4 avril ou quelque chose comme ça daal temps wu Wade texte yoo xam ne c'était quoi le titre il faut arrêter Pekh arrêter Mbaye Pekh balay trop tard parce que booba Latif Coulibaly li mu doon dénoncé mooy ni Mbaye Pekh di jege Ablaye Wade di wax rek fu Ablaye Wade bëgg a waxee moom mooy wax avant Wade di wax te yenn saa yi mu wax loo xam ne ñëpp nii la ñuy def mu ne il faut arrêter Pekh je crois que tey jii moom Latif Coulibaly waroon na jël pilumam bind il faut arrêter quelqu'un boo xam ne dinaa ci ñëw léegi alors donc président Macky Sall donc waxoon ne dafa bëgg a restaurer à l'état du Sénégal sa dignité parce que dafa jàppoon ne état bi Ablaye Wade ak nguuram dañ koo defee noo xamee ne mais moom li ñu wax ci Khemesse mën nañu wax ci moom lu Ablaye Wade def rek am na ci wàllu alors après mu wax ne dafa bëgg dafa dig Sénégalais yi une gouvernance sobre et vertueuse gouvernance sobre mooy état bi li muy dundee bàyyi li ñu tuddee dépense de prestige maanaam jëndi ay avion jëndi oto yu jar 50 millions tabax ay yu kenn xamul pour rien que pour prestige yu ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite mu ne loolu dafay dañ loolu mooy gouvernance sobre gouvernance vertueuse mooy ni ñu yore koomu réew mi mu sell maanaam man bu ñu ma dénkee kees ne ma 100 000 francs moo ci nekk su ma dee wàcc 20 heures bu ma ñëwee ñu xool kees gi dépense bu ma ci def war nañ koo mën a justifier ne lii fii laa ko def lii fii laa ko def loolu mooy gouvernance bu vertueuse maanaam bu rafet bu sell loolu la président Macky Sall diggee woon mieux que ça mu ne dana teg ay organes de contrôle wax ne dina tijji CREI yi dina indiwaat CREI yi bi mu indee CREI yi dafa wax lu am solo lu mu wax daf ne CREI yi bii pour ñi fi nekkoon la daal di indi OFNAC daal ne OFNAC bi pour ñun la man ak samay gaay ñoom ñu toog waaw ñoom ñu toog ñoom la OFNAC di lëñ bëj seeni mbir ba xam ni ñu yore noonu la wala du noonu mieux que ça mu fekk fi lu mel ne CENTIF renforcer ko
ak yeneeni organe de contrôle inspection générale d'État et tout ñu ne président Macky Sall mii moom képp ku bokk ci moom yor alal joo xam ne mënoo koo justifier fenn doo nga am place ci Sénégal muy Rebeuss dina la fa yóbbu Coro lan moo xew fan yi benn waaye ngi nii boo xam ne liñ ko xamal comme liggéey mooy géwélu président ñu ne mooy maire ci benn dëkk ca Fouta di député à l'Assemblée nationale du Sénégal yokk ci ñu ne waa ji day yëngu ci wàllu suuf Cheikh Tidiane bari na ñuy dox ci réew mi ñiy dox ci réew mi yor yi milliards dara mayu leen ko lu dul suuf bu état wu Sénégal moom jël ko jox leen ko dans des conditions yoo xam ne ku ko joxoon Fatou mu jënd ko joxoon Serigne mu jënd ko ñu dem jaay ko le double voire parfois 10 fois plus bari na fii ci Sénégal ñoo xam ne koppar yi ñu yor dara mayu leen ko lu dul alal sama benn maam nag dafa ma waxoon ne ma suuf moom képp ku ciy jëngu di ko jënd ak di ko jaay na la leen doon noppalu ma ne ko lu tax mu ne parce que suuf alalu yàlla la dëgg la de alalu yàlla ku ci bëgg enrichiru doo noppalu alors waa jooju ñu dem fekk ko ci këram ñoo dafa am benn waaye bu ko sàcc boobu Moustapha Diop la doon tudd ñu ne waa ji daf koo sàcc yu ko sàccee ñu jàpp ko ñu ne sàcc na ko 880 nangam millions am na ñu ne 900 millions am na ñu ne 300 millions mais lu ci mënti am Cheikh Tidiane Sénégal gii réew moo xam ne famille yu bari biig ci guddi fanaanoowuñ 1000 francs buñ xëyee suba dañuy dàqante ji pour am lu ñu ndékkee xalaatuñu ndékki famille yu bari ñi ngi taxaw yor bàyyi seen malade hôpital génn ci mbedd mi di tàllal seen loxo ngir am lu ñu jëndee garab ordonnance fii ci Sénégal la fii ci Tivaouane explosion enfin incendie am ci benn salle bu ñu defoon ay xale ñëpp tàkk ba jeex daanaka pourquoi parce que suñu ay négligent donc ak état bi li mu war a def te def ko ñu bëgg ko jiiñ le personnel de santé c'est un autre débat fii ci Sénégal ngay gis accident mën naa am bu dul ci autoroute à péage parce que autoroute à péage généralement fa la borom daraje yi jaar mais ñoom sëriñ ñi ak man yi nga xam ne ñun ci àll bi lañ dëkk di ngay tukki accident mën naa am ci benn route nationale ay nit daanu fa ñu naan danañ dund ak dee danañ toog 4 heures duñ gis sapeur-pompier Sénégal la amee Sénégal gii ngay gisee enseignants yi ñu jub ci examen ñu arrêté ko ne épreuve physique yi xale yi defuñu ko pourquoi parce que enseignants yi ñi ngi nekk en négociation ak l'État mu amee leen xaalis boo xam ne nam leen ko fayee wala boog nam leen ko defee bëgguñu ko yeneen ak yeneen yu bare Sénégal gii bis boo xëyee suba dégg ñu ne li ñuy dundee yokk na wax naa ko sànq bi ñuy commencé ci Sénégal googu Cheikh Tidiane ñu ne benn waay boo xam ne nee nañ jege ñaale président la ñu tudde ko géwalu président fekk nañ ci këram sàcc ko fa je prends le chiffre le plus bas 300 millions sàcc nañ ko 300 millions ci këram man li ma jaaxal mooy lan moo tax ñu jàpp ki ko sàcc yóbbu ci yoon moo jaaxal ñëpp waaw parce que ki ko sàcc bi ñu ko jàppee yóbbu ci yoon dañoo war a jàppale kim sàcc yóbbu ci yoon bien sûr c'est-à-dire que il y a pas d'explication c'est-à-dire que bu fekkee yoon yemale na su fekkee du solstice comme disait Sidi Lamine c'est-à-dire que bu ñu jàppee ki ko sàcc rek dañu war a daal di jàpp comme sàcc parce que même bu fekkee ne alal ju ko lew la fii ci Sénégal loi moo fi tere koppar yu mel noonu ñu koy def ci kër looloo li am dëgg la looloo li am xaalis fii ci Sénégal dafa am kër gu mu dëkk muy banque kër googu fa la war a ne su fa nekkul nga denc man mii Moustapha Diop su ma demoon ci banque léegi Cheikh Tidiane ne damay déposer nangam ci million su ma deful nag ay mënat moo fay fekk dëgg la c'est vrai parce que la banque li muy njëkk a def mooy interroger wu ba xam man samay revenu permettre na ma mën a déposer autant d'argent ci banque su ma ko mënul dañuy woote ña ko war a lijjanti ñëw lijjanti la ñii dem ci banque yi xam nañ loolu ah dëgg la xam nañ loolu alors waxuma nag ñi dem banque di déposer mais xaalis bu toll noonu nekk ci kër la première question qu'on doit se poser mooy fu xaalis bi jógee moo tax man damay applaudir Birahim Seck bi mu waxee ne le procureur de la République warul xaaral ñu koy saisir ou quoi que ce soit moom moo dem gëstu ji la fa xew gëstu ji la fa xew parce que imaginez ngóor soosu noonu ay semaine ci ginnaaw dem na Europe ñu ne xaalis bu baree bari la jox diaspora wu Sénégal bi nekk foofu pour ñu préparer élection législative yi am na sax ku ma jox chiffre enfin bëgguma ko wax parce que bëgguma di wax lu ma mënta vérifier
jox ko ñooñu pour sénégalais de la diaspora luñ ci jublu mooy gagner élection législative yi léegi su waa ji su fekkee ne porteur de valise mooy man ma yor samay koppar man yor naa ay koppar yoo xam ne mënuma di ko yóbbu fu ne parce que danañ ma laaj lu ne ma jox ko sëriñ di ko ci yónni su fekkee ne loolu la nañ ko wax bien sûr te ñu identifier ki nga xam ne moom xaalis bi su fekkee xaalis dafa am ci kër yi ci Sénégal gii ñu nekk kër goo xam ne fa la génnee nañ wax ne ci kër gii la génnee mais suñ dee wax Farba Ngom ak xaalis bu toll noonu ak ku ko yónni mbaa duñu jàpp ca kaw a kaw fa laa jëm c'est-à-dire que su fekkee ne xaalis bi dafa jóge ca kaw a kaw a kaw comme ni nga koy waxee nañ wax ne xaalis bi dafa jóge ca kaw a kaw ñu topp tànk bi ba ne ñu topp tànk bi ba ne fii la suñ ci mënul dara aussi ñu xam ne fii la yenn saa yi nga dàq sàcc ba mu dugg foo xam ne mënoo ci dara mais di nga xam ne fii la dugg dëgg la nga wàññeeku bu subaa alkaati yi ñëw wala ñu defee neneen mais au moins ñu xam ne xaalis bi parce que le problème mooy l'origine de l'argent c'est important parce que xaalis man mii sama téléphone bi soo ma laajee ma wax la fan laa ko jëlee dëgg la xaalis boo ko yoree surtout bu toll noonu dañu war a mën a xam l'origine c'est-à-dire fan la jóge su fekkee ne parce que Cheikh Tidiane boo demee ci tubaab yi pour nga gis un milliardaire xanaa ñi gagné ci loterie da ngay gis koo xam ne ay maamam ñoo nekkoon ay milliardaire mu donn ba agsi ci ñoom wala nga gis koo xam ne staru cinéma la wala football kat ñooñ ñooy nekk les milliardaires dans les pays sérieux te ñu xam fi ñuy jëlee sax mais dañ koy xam ce que Ronaldo gagne man nga xam ne dërëm bu ne mën na la wax ne fii la jóge bii Real de Madrid a ko fay bii Manchester a ko fay bii Juventus a ko fay et cetera et cetera ce que Sadio Mané gagne boo ko woowoon léegi mu wax la ne la lii ak lii laa ko amee dëgg la tubaab boo mënul loolu ñu jaar la ci yoon mais fii ci Sénégal ngay gis ko amul palte amul place nekk milliardaire mais loolu bokkul ci li président Macky Sall digge woon ak sénégalais li leen digge woon mooy gestion sobre et vertueuse et gestion sobre et vertueuse waroon na ko commandé tey bu déggee coow lii mu wax ay organe de contrôle am ne leen dem leen lijjanti waa ji lu ma jege-jege ñu xam xaalis bi jóge mais su fekkee ne comme di coro boo toppee tànk bi dina la yóbbu foo xam ne bëggoo faa dem loolu du am mais les organes de contrôle encore une fois il faut ñi nga xam ne ñoom la ñu sant ñuy contrôler ni nit ñi di gagner xaalis ci Sénégal surtout ñi nga xam ne dañuy assumer ay fonctions publiques parce que ngóor sumay waxtaane fii maire la député la un député sénégalais su dee yor xaalis dañu war a xam fu mu ko jëlee xam nga lu tax parce que Cheikh Tidiane mën nga nekk député sénégalais yow di voyage di dem fu ne mais mën nga gis benn lobby góor jigéen wala leneen mu teg ci tànk bi du teg taabal 5 milliards ne la boo demee assemblée nationale bu Sénégal fexeel ba proposer fa loi bu daganal góor jigéen même bu jàllul proposer ko rek xaalis bari na lay jox mais moo tax ñu Macky Sall teg ay organes yoo xam ne dañuy contrôler lu mel noonu soo gisee Sénégal ñuy bañ financement di jóge à l'extérieur di dugg ci suñu classe politique bi c'est parce que dañoo bañ Cheikh Tidiane Gomis nekk ca réew sàngam financé Fatou nekk président du Sénégal mu ñëw ne ko maa la financé woon kët jox ma marché sàngam wala nga woote loi sàngam Macky Sall mii nguurug Ablaye Wade woolu nañ ko fi sûreté urbaine lu ko waraloon parce que dañu yaakaaroon ne dafa am xaalis yu jóge woon Gabon ñëw dugg ci parti ñu woo ko sûreté urbaine te boobu ñu bari nee nañ bu neexoon Ablaye Wade mbir mi demee neneen mais Ablaye Wade comme ni ma ko doon waxee bërki démb il a tous les défauts du monde mais garmi la quand même alors loo ci mënti dégg léegi mooy xaalis bi il faut que nguur si ko yore mu expliquer fan la jógee sinon nañ bàyyi sàcc mu ñibbi parce que li ma dégg li ma leen ci journaux yi mooy waa ji nee na dafa dugg ci néeg fekk néeg bi yëpp ak billet de banque néegu xaalis waaw ni coro denc ay yéreem ci armoire am noonu la néeg bi fees ak billet de banque mu jël ci 300 millions dem te jaaree ca fenêtre ba waaw bu jaaroon ci buntu bi moom man de wax dëgg yàlla su ma duggoon ci néeg bu mel noonu fekk fa loolu ma jël ci dem ak man ci surtout ak man ñu koy fay voilà très bien ñu koy fay 60 000 boole ci fukki junne ak ñaar surtout xaalis boo xam ne comme ni ko benn leader politique di waxee ki ko yor gënu la cee sañ yéen a ko bokk yéen a ko bokk wala gën ko cee sañ voilà et loolu li tax mu dangereux Cheikh mooy xale yiy dégg loolu dañ naan mais kon réew mi finalement jërul di topp sa bopp di liggéey ba dee waykat ba nee na xaalis kenn du ko liggéey dañ ko lijjanti soo xoolee Sénégal jamono ji benn jigéen coro faatu ñëwu fii génn yor saak di dox sinon scooter yi dinañ ko fëkk mbëkk la gaañaale la yow loolu mooy réalité wu réew mi actuellement mais bu fekkee ne pendant ce temps là xale yi def loolu alkaati yi di leen wër di jàpp naan jàpp nañ ci xaw ma nàngam alkaati yooyu teg seen bët wala ñu dégg clairement que ni xale yooyu li ñuy def am na ku ko def 10 000 fois
moo tax ñuy wax le voleur volé. ouais te dara nekku ci voilà le résultat. terme boobu donc man je n'accuse pas. encore une fois Farba Ngom xaw ma ko mosuma koo gis. mosuma wax ak moom téléphone. xaw ma comment il fait pour gagner son argent mais dama xam ne rek ci réew mu normal mënoo garder ci kër autant d'argent. soo ko garder da nga ko war a justifier. d'ailleurs garder bi sax moo mënta nekk déjà mais su fekkee da nga autant d'argent da nga ko war a justifier parce que bi ñuy topp ñoom Karim Wade lan lañ leen toppee. enrichissement illicite. Karim Wade jàppuñu ko muy sàcc de. déedéet. amul benn rapport d'un corps de contrôle de l'État du Sénégal bu bind ne Karim Wade dañ ko jox xaalis sàngam pour mu def ko place sàngam mu luubal ko ça n'existe pas ku ko am nga ko ñëwal teg jortu de lañ amoon. njort lañ am. ne waa ji kër Karim la tudd sant Wade mais lii mu yor ci xaalis salaire bi muy gagné mayu ko. ñu ne ko kaay justifié ko li gën a garaaw ci àdduna mooy kaay justifié parce que ki la accusé moo war a justifié. man su ma faatoo muy accusé woon ne dama ko sàcc moo war a justifier lu ma ko sàccal mais man du ma ñëw justifier ne sàccu ma ko. dëgg la non mënta nekk Karim Wade loolu lañ ko toppee mais de la même manière kon suñu gisee keneen ci Sénégal bu tuddul Karim Wade yor xaalis bu mer nii te bu toll nii te ay revenu mayewu ko dañ ko war a woo mu expliquer fan la ko jëlee. jàmm na ñooy suñ ko mënul nag nañ bàyyi rek lu golo xam boote doomam. ku jekku jëlal dem. mu yeex. mais Moustapha xam nga dama ko ci yokkal. d'accord rappelé wu leen. Macky Sall bi muy nekk président de l'Assemblée. moo demandé woon à ce que Karim Wade ñëw justifié wu. loolu ko indi problème voilà loolu ko indi problème bi. léegi nag moom loolu yooyu mu amoon yooyu moom mi tey jii mooy njiitu réew mi war na ko appliquer à la lettre. mooy maanaam xaalis nu mu ndaw comme ni banque yi def comme ni nit yi def. comme en Europe. nga xam ne yow mii tey jii mais yow dama voyager rek. ngay dugg ci xool ci dëkku Europe yi ba nga yore fa ay yenn xaalis yi. Cheikh Tidiane parce que dëkk jëru ko am na aéroport Afrique yi yoo xam ne boo ko wàccee. waaw xam lu lay laaj. waaw ñaata dollar nga yor. merci. su matee 3000 dollars. ça doit faire combien là parce que 1 dollar mi ngi 650 000. 1000 dollars c'est 650 000 donc 3000 dollars ça fait même pas 3 millions. 3000 dollars soo ko yoree da nga koy déclarer soo ko déclaré wul da nga koy ñàkk. dëgg la. ñu nangu ko. waaye fii. ci Afrique gii man dal na ma Addis Abeba. 3000 dollars da nga koy déclarer. alors nga gis ci réew Afrique yooyu laa la wax waxuma la Europe maintenant. suñu réew mii moom waxuma la déclarer mais nit man fee yor ci ron lalam. waaw wala ci suufu yëreem. waaw 800 000 mais attends c'est extraordinaire. te nag bare na fi nag. et ce qui fait le plus mal li gën a énervé Sénégalais yu bëree bëri. mooy am na ay weer ci ginnaaw Cheikh Tidiane. soo fàttalikoo am na benn parti politique Pastef. ñu fi lancé woon xamuma nu ñu ko tuddee woon laa nemmeeku tour seen opération nemmeeku tour ci genn dimanche defe naa dimanche la woon xawma samedi seen ay militants yu nekk Sénégal ak yu nekk diaspora dajale lu mat 125 millions xawma et cetera ministre de l'intérieur bii Abdoulaye Daouda Diallo génne fi non pas Abdoulaye Diallo waa ji nu mu tudd Antoine Diome waaw mbokk Issa Tine boobu génne fi benn communiqué 2 heures xawma 3 heures du matin ne parti boobu amul droit di dajale autant d'argent waaw pour waaw télé yeeg rajo yi yëpp loolu lañ doon wax. parti boobu nangam ak nangam seen xaalis bi mën na nekk financement terroriste mën na nekk lu ne wax nañ ko. mais depuis que cette affaire de 800 millions non nañ jël le chiffre le plus bas. 300 millions te c'est pas la première fois parce que waa ji sàccoon nañ ko beneen këram 250 millions. donc le chiffre le plus bas ñu jël ko muy 300 millions depuis que mu éclaté presse bi buñ ciy wax xam lan la ñuy wax waa ji sàcc waa ji. mais duñu wax mukk waa ji moom. sàcc bi la ñuy wax mais waa ji ki nga xam ne moom lañ sàcc kenn du ko wax te ki ñu sàcc li mu dafa gën a garaaw ki sàcc. le ministre de l'Intérieur moom dafa mel ne nekkul ci réew mi. ñu ngi ko doon exiger. Oui. mais gisuñ amul benn suite ci déclaration de patrimoine bi je pense que bu fekkoon ne dafa na lu ñu établir la ñëpp def ko. yëpp dañ fi àgg à ce stade. te loi moo ne Fatou loi moo ne ci réew mi képp kuñ fi dénk kees goo xam ne la ca nekk war naa mat su ma jumul 1 milliard. defe naa mooy le bon chiffre 1 milliard. da nga war a déclarer sa patrimoine. suñu maire yi ñu fal ñi ci yor ay budget bu mat 1 milliard bari na. ñan ciy déggagum ñu joxe seen déclarer seen patrimoine c'est très rare. ministre yi moom bala ñu koo def sax président Macky Sall day toog conseil des ministres di leen saraxu. mais Moustapha est-ce di leen que saraxu pour ñu def déclaration de patrimoine non mais loolooy li am. est-ce que li xew day toog conseil des ministres di mais Cheikh Tidiane
man boo dee sama patron tu me demandes de faire quelque chose je le fais mais su ma ciy insister rek c'est parce que damay commencer di la sarx pour nga def ko voilà mais est-ce que li xew mën nañoo tiital bu ñu xamee Farba Ngom jege gi mu jege le président Macky Sall mais aussi le président Macky Sall moomee moo fi tegoon CREI yi teg fi OFNAC CREI yi ana ñu mu jàppoon ci nguurug Abdoulaye Wade am na ci ñu bari ñoo xam ne seey nañ déjà ci wetam ñu ngi ci wetam toog OFNAC ñi mu épinglé barki démb Ndiaye ana ñu ñooñu waaye itam dañuy taxaw ba tey ci li nga xam ne ni moom mooy càcc yi nga xam ne dañ koy xam ci ministre yi moo xam ci jamonoy Abdoulaye Wade ba jamonoy Macky Sall gi ñu xam ne dañoo faree ci gouvernement ñu leen di sàcc am na ñoo xam ne ni ñoom ñoo leen ëpp alal mën nañoo citer ay tur ku ci mel ni Serigne Boub ku ci mel ni Alioune Sow Yirim Sow ak ñeneen ci ay milliardaires yoo xam ne fii est-ce que mës nga leen dégg seen doom wala seen gardien wala seen kenn koo xam ne da leen a sàcc ñooñu nga xam ne dañuy liggéeyal xam nga ñi nga tudd muy les chefs d'entreprise là wala les capitaines d'industrie yi nga tudd sànq Sénégal sax daanaka loolu bariwu fi mais ñooñu dañuy liggéey ñu xam li ñuy liggéeyee ñooñu gérer wuñu des fonds publics non Serigne boobu xanaa mairie Dakar ko mairie Kaolack ko boole ak ay fonds publics mais ñoom muy ñi nga tudd ñëpp gérer wuñu ay fonds publics ñoom dañuy liggéey di gagner seen xaalis mu lew leen dom ñooñu seen xaalis boobu ñuy gagner denc ñu ko seen kër mais xëy na dinañ yor quelques trucs yu garder seen kër pour régler ay urgence ak yooyu mais autant d'argent duñ ko denc seen kër xalaatuñ ko sax ca banque lañ koy def moo tax yabeel mënta am ci seen digganteeg seen doom mënta am seen digganteeg seen gardien dafa am benn doomu waaye paa bi waaye doomu El Hadj Ndiaga Ndiaye moom borom oto yu bari yi dëkk ca Daaru Musi yàlla na ko yàlla yërëm dafa am doomam bu Mame Biram Waj interviewé woon mu koy nettali na ko papaam mas na ko jox rendez-vous mu ñu war a daje 5 heures du matin xaw ma paa bi ñëw 5 heures moom mu ñëw 5 heures et quart xaw ma 5 heures et demi bi mu ñëwee paa bi dafa bënn pënë oto yi ndax tardé gum tardé ouais te oto bi nee na paa bi jënd ko moom moo ko jënd ci alalam pour wan la un peu ñooñu rigueur bi ñuy imposer seen famille wu bopp man Louga laa dëkk je connais la famille de El Hadj Djily Mbaye mais bi El Hadj Djily Mbaye nekkee ci kaw suuf ba ni mu làqoo mosuma dégg un scandale dans sa famille macha allah parce que seen xaalis nañ koy amee dafay lew ci ñoom lew goo xam ne du ñu bàyyi genn gone mu koy foowe paa yooyu noonu lañ meloon xanaa kay yàlla na leen di jël nekkatuñu fi nga foowe seen alal mais tant que ñu ngi ci kaw suuf moom duñu bàyyi genn gone mu leen foowe te d'ailleurs très souvent da ngay dégg seen xaalis yooyu nit ku ko bëgg a foowe nattu dal ko ci boo xam ne daf lay sax jaaxal dëgg la yooyu day am mais ñooñu man du ma waxtaan ci ñoom parce que c'est des privés qui gagnent leur argent bu leen neexoon sax di ko teg ci mbedd mi yoonu kenn newu ci mais man ñi may waxtaanee mooy ñiy gérer des fonds publics xam nga xaalis bi ñëpp bokk man ce que je gagne à la fin ce que je gagne Thioro ce que je gagne à la fin du mois bu Cheikh Tidiane bëggee xool nan laa koy utiliser dafa waane j'en fais ce que je veux mais keesu Walfadjri bu ñu ko jëlee dénk ma ko Cheikh Tidiane am na droit xool nan laa koy def parce que bu ma ko saax-saaxee bu weer dee du fayu dëgg la Sénégal xaalis bi nga xam ne moom la ñu bokk ñun ñëpp nga xam ne xaalis boobu Thioro buñ la économiste bu ñu la expliquer nan lañu def ba am ko da ngay Sénégalais souvent dafa baax ñu leen di wax loolu c'est-à-dire que boo gisee président Macky Sall mu sol basin ñetti pièces sa xaalis mi ngi ci dëgg la soo gisee jabaram mu takk ay verre la wala montre bu ñu ne 12 millions lay jar xaw ma sa xaalis mi ngi ci parce que avant loolu amuñu ko li leen ko may mooy dañu fal Macky Sall président ne ko léegi yow bul defati benn dépense sa lépp ñun ñoo ko yor leen lañ la sant nekkal di jaamu suñuy soxla xam nu état bi def day ñëw boo jëndee almet mu jël ci dërëm soo jëndee suukar mu jël ci ñetti dërëm soo jëndee xorom mu jël ci nangam loo jënd ci réew mi am na taxe Macky Sall wax na ko fii ne moom mënul comprendre par exemple essence gën a cher Sénégal que Mali alors que Mali li ñuy consommer fii la jógee traversé jaar Tamba dem mu ne loolu li ko jur mooy taxe yi ci état bi teg dafa cher parce que état bi dafa cher l'état coûte trop cher aux Sénégalais mais loolu mooy la réalité donc ça veut dire quoi que ni yow autant yaa jënd sa yére bi wala sa boroom ko jënd autant bi Marème Faye Sall sol sa xaalis mi ngi ci parce que avant loolu mënuñu ko woon donc buñ ko mënee c'est parce que boroom këram moo nekk président de la République donc moo tax quand j'ai vu ay camion enveloppe xaw ma ñu teg ko ne ñuy sàkku ndimbal ci président nu ñu koy wax sax soxna njiit réew ree daf ma jaaw xamal tax dama ne ñiy sàkku ndimbal il faut ñu wax leen ne ndimbal bi ñu dem ñu sàkku ñu leen koy jox seen xaalis lañ leen di delloo saraxu ñaanuñu non seen xaalis lañ leen di delloo dëgg la parce que xaalis du tawul
Macky Sall ak waa këram duñ ay chef d'entreprise comme ñu nga tuddee sànq. ñoo xam ne dafa am activité bu leen di enrichir. lu ñu am rek c'est parce que dañu nekk ak Wade après ñu nekk président de la République du Sénégal. xamaluma leen beneen activité. bu dul boobu. donc à partir de cet instant là sénégalais bu nekk ci et loolu problème mu Sénégal la ñun dañuy fekk lu graaw ak graaw au lieu que ñu waxtaane ko parce que ça nous concerne directement ñuy waxtaane leneen. tey jii fii la ñuy nekk ñun di werante ci yëfu jàmbur yoo xam ne lu ko neex def ko ci parce que lew na ko doom fekk ñun li nga xam ne ñun ñoo ko moom ñun ñoo cotiser ba mu nekk li mu nekk lu garaaw di ci am ñu bañ na nuñ ko wax. mais exemple bi ci nekk Moustapha mooy ñoom ni ñuy amee alal jooju muy alal askan bi nga xam ne ñu ngi ciy teg seen loxo ma ne est-ce que du loolu la seen doom yi xam gis ko ñu koy doxalee moo tax ñu am sañ-sañu di leen sàcc waaye itam seen gardien yi xam ne alal ji alalu askan bi la melul comme sëriñ bu bi nga xam ne dafay ñaq pour am alalam melul ni Yirim Saw wala keneen koo xam ne day ñaq ngir am alalam xam na fa mu koy def ba doomam du am diggante ma yabe ñaara ngi ci mbiru yàlla mi ngi ci d'abord parce que nag bu la ci kenn ndax am na xaalis yoo xam ne boo ko yoree la main divine daf ciy intervenir parfois beneen bi mooy su fekkee ne man dama judd sama papa nekk je sais pas quel exemple que je donne un enseignant wala leneen wala mu nekk sax médecin wala leneen di gagner salaire am ñu ciy dund bés ñëw mu am des fonctions politiques coro luñ daan am benn paa bi di ñu ci indil téeméer suñu kër bu fekkee dañ daan génn jàngi jël taxi paa bi jënd 4x4 buy jar 20 millions jox ñu ko ñu ciy jàngi su fekkee ne dañ daan dëkk ci dañoo luye woon paa bi tabax villa ca quartier yi gën a cher ci Dakar ñu dëkk ci mais lan politique moo ko may waaw déglu rek lan mooy réaction gone gi danaan paa bi kët léegi yor na fan la jële dal nañ ci fan la jële politique te xale bi leer ko ne salaire baay mayu ko dafa am fu mu koy tibbee mais xale boobu day tibb kay mais loo bëgg sa baay day tibb te fi muy tibbee leer na la yow lewu la mais da ngay tibb am na beneen exemple benn politique mais ñun ñi nga xam ne sëriñ ñun ñi nga xam ne suñu papa yi pour ñu dundal ñu ba ñu nekk ay ponkal dal école ñuy fay ñun xam nañ fan lañ ko doon xam nañ ne dañ doon xañ seen bopp pour ñun ñu mën a nekk li ñu nekk mais ñun duñu xalaatuñ di tibb suñu alali bàyyi dañoo dof waaye yow rattrapé ko parce que nguur saxul. rattrapé kan. moom Farba Ngom mi. waaye yow Farba rek ngay wax. ak ñoom ñëpp laa bëgg a wax bon dama jël exemple que moom dama jël exemple. Sénégal kay tey jii nii ñu ngi wax OFNAC moo fi nekk pour ñoom. bon lu ci bëri boog ñu ngi ciy sëgg di ko mës-mësal ak nëppal. mais créé fi sulli woon lu jiitu ba gars yi doon wax ne est-ce que waruñoo tàmbali depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. ak créé. oui Abdoulaye Wade sax bëggoon na ko fee def. voilà Abdoulaye Wade bi mu gagné 2007. Sénégal dañ koy fàtte souvent bi mu gagné 2007. daf ne kër yi gars yi dëkk Fann résidence ñoom Moustapha Niass ak ñeneen ñi kër yi dëkk Fann résidence Abdoulaye Wade ne ni leen ko Senghor joxee tegu ko fenn da koy nangu te état wu Sénégal am na droit nangu ko waaye parce que mag ñi bu ñu la nettalee dans quelles conditions lañ doon joxee kër yii ci Ndakaaru di ko jox ay fonctionnaires de l'état du Sénégal ak ñi nga xam ne ñoo neexoon Senghor wala ñoo neexoon Abdou Diouf da nga naan mais c'est pas possible lu tax à l'époque joxuñu sama papa wala ñu jox sama maam donc Abdoulaye Wade moo njëkk a yëkk loolu en 2007 mais Serigne dafa am benn affaire boo wax da nga ne est-ce que duñ ko réccu ji gis nga Serigne naa la wax lenn fii laa la koy waxee ci petit déj Sénégal gi ñu nekk day changer par force day changer par force parce que jamono moo laaj Sénégal nekk ci yeneeni loxo et ñi nga xam ne ñooy changer Sénégal par force mooy xale yii di ñu seetaan xale yii ngay gis ci réseaux sociaux yi ñu naan dañoo réew ak dañoo xamandeeg li ñuy def réseaux sociaux cette génération là man dama gëm ne ñoom li ñu gis seen papa dund ko ak ay hommes politiques yoo xam ne defuñu dara luul nax leen ça va changer mënta ñàkk il faut que ça change alors ce changement là est-ce que dañuy yàkkamti ne léegi mu am par force parce que yàkkamti li muy jur mooy ñu dóorante ay yat ak i jaasi ba mu sotti wala boog ñu ne processus la ñu nekk processus boobu mooy lan mooy Senghor moo fi nekkoon installé fi un état à l'époque il passait plus son temps à écrire des poèmes mais au moins il a fait un état Abdou Diouf ñëw consolider cet état là bi Ablaye Wade ñëwee ñu lancé beneen processus mooy processus de développement du pays si Wade la commencé avec les infrastructures li mu def yëpp Macky Sall la ñëw nekk ci loolu mais ba léegi dafa am lu ñu régléegul mooy Sénégal goo xam ne ni ko Coro waxee sànq justice bu mel ni mu war a mel ñi nga xam ne ñoo nekk am le mérite ñu jox leen li ñu méritoo ba pare ku jàdd ci yoon ñu teg la ci yoon changement yooyu ci la Sénégal nekk parce que en matière d'infrastructure yëpp
nga bañ Macky Sall ak nga bañ Ablaye Wade ci am ay changement mi ngi ci am mais fi ñu changé wul mooy fi nga xam ne fa la aspiration wu ndaw ñi nekk dëgg mooy li ma la wax nii et loolu dafay am Macky Sall da koy nangu commencé ko bu paree kenn ñëw continuer ko wala mu bañ ko keneen dana ko wuutu def ko te képp koo xam ne nañ ko waxante fii tout de suite yàlla nañ ko fekkee ñun ñëpp ñi nga gis fii ñuy passeree alalu réew mi defe ne ñoo ci nekk man dama gëm ne bés dana ñëw ils vont rendre compte li waaj doon wax ne kan moo ko lancé woon la seen maire bi Thiès non Babacar Diop non waaye kii Talla Sylla opération goqi waaw goqi li nga seex waaw opération goqi Sénégal xoolal man dama gëm ne dinañ fa toll am na ñoo xam li ñu seex dinañ ko goqi ci ay jeunes yu vite fait faatu waxtu bi xoj nañu trouve inadmissible nga yore ay millions presque milliards au moment où soutien yi bari ñu bari ngi feebar di demander ay soutien ay opération ñii des fois sax du àgg 10 millions tout le temps nga gis loolu da nga naan sax man su ma yoroon kii dama koy prendre en charge est-ce que ñi yor ñi tëdd ci alali réew mi est-ce que du loolu moo leen neex c'est-à-dire que nit ñi non c'est-à-dire que peut-être sax du loolu mais nit ñi am soxla ci ñoom xam nga Cheikh Tidiane buñ demee ba man ak yow defe naa Sidi Lamine Niass mas na ma ko wax benn jour affaire bu ma daal mu ne ma moom li mu gëm mooy bis buñ demee ba kenn soxlaatul kenn ñi ngi dund ci àdduna ñi ngi dund ci àjjana c'est-à-dire que yow boo ñëwoon ngay gañe loo xam ne soxlawoo dara ci man may gañe loo xam ne soxlawu ma dara ci yow mais notre richesse amul problème sa du jaaxal kenn yow mënoo charmer kenn parce que li nga am la ñëpp am mais dafa am ñoo xam ne li leen gënal mooy ñoom ñu ne ci teraanga yor lu dul jeex nit ñi di ñëw di leen di seen soxla ñu koy faj loolu moo leen di dundal ñoom au lieu que ñu dimbali nit ñi pour ñu mën a faj seen soxla ba dootu ñëw di leen ko diis il préfère chaque matin nga ñëw soo ñëwee diis leen ñu faj sa soxla moo tax bu ñu la moo tax bu ñu la waree mën a may 10 millions ñu may la 10 000 parce que boo lëggee nga ñëwaat te pourtant denc na 10 millions yi la mën a jox ba dootoo ñëwati loolu dafa am fii ci Sénégal suñu classe politique bi noonu la ñuy dundee c'est-à-dire que dañu bëgg des Sénégalais yoo xam ne dañuy am tout le temps soxla ci ñoom su ko defee su élection jotee ñu voteel leen tey jii nii loo fi dégg ñu jub élection